jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca dim ONAS bàngaas bi ñu dénk saytu ndox yeeg lu koy génn ci kër yi di ko yóbbu lu di mel dañoo xëye wootem ndaje def ab bilan ginnaaw bi ñu seetloo ne am na yenn sabotage maanaam lu génnee ci seen réseau yi ba ndox mi mënta dañu jàpp ne nekkul lu gën xeex dina am waaye itam def kem kattan ba yeesal réseau waaye itam tabaxaati yenn jëmtukaay rawat na fi nga xam ne zone de captage daañu si ñëw ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo ndax Mamadou Sim fekke woon na suñu ndaje doon ci bokk itam lu soxal li nga xam si moo di mbirum soble si fi ñu toll ni tembe jàppale nim daanaka jafe-jafe lañ ci gis ñàkk ko waaye itam njëggu cher lool lu ni mel tax na bànqaas bi ñu dénk direction di commerce intérieur becc ay xalaat jàpp na ni waxtaan lu mënta ñàkk la dañ ci ànd ak soxna Ndeye Amy Fall ci biir xabaar yi dañ ci bokk lu jëm ci géejawaay ak li nemmeeku ci ay cas maanaam ñi lab ci ndox mi mat na fanweer ak ñeent ci ay ndaw ña faatu mat na fukk ak juróom-ñett nekkul lu gën waxtaanee ko lu mënta ñàkk la ba xool ci pexe na mu gën a gaa daan ci ànd ak gëstu bu xóot ci biir xabaar yi dañ ci boole itam dëkk bi ni wooye todd ma nga ca biir commune bu Yène foofee géej gaam ma butali kër ya ñaar fukki njaboot amuñu fu ñu tëdd ndax seen kër ndox ma yàq na ko itam askan wa jàpp ni la ko indi loolu xam la ca itam càmbar ko lu mënta ña daan ci ànd ak gëstu Babacar Seck lii moo fees niskis faram-fàcce gi jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali ci lu jëm ci mbirum ndoxu taw yeeg inondation yenn ci barab ci biir réewum Sénégal ONAS bànqaas bi ñu dénk saytu wàllu guddi mel xëye wootam ndaje def na bilan càmbar xeex bi fan la toll li yàq réseau bi itam lu koy ndim defaraat it lu mënta ñàkk la faram-fàcceek Mouhamadou Sy. ONAS di naqarlu ñenn ci ay jëf yi nga xam ni ñooy tax ba seen réseau d'assainissement du mën a dox ni mu waree mu doon nag lu direction bi jàpp ni bokk na ci li gàllankoor xeexum inondation yi. dañ leen di agressé moo handicapé vraiment li nga xam mooy réseau bi branchement clandestin yi da ngeen di gis par exemple benn canal boo xam ni ndoxu taw moo fa war a jaar 7 jours sur 7 toujours di am ndox te nekkul loo xam ni moo gën dëkkuwaay yi aussi nekk na loo xam ni day andi gàllankoor. ci période nawet déclaration bouchon yi yokku na bu baax daanaka lim bi dafa doublé ngir ñu gën a mën a nekk ci soxla askan wi ONAS am na équipement yu bees. ci noor ba ci nawet dañuy jóge ci juróom-ñeenti junni appel déclaration ba ci fukk ak juróomi junni donc déclaration. te yu mel noonu su amee ONAS day obligé yokku li nga xam ni mooy jumtukaayam. Le chef de l'État avec vraiment sa compréhension jàppale nañu ba ñu am un nouveau dispositif. mu jàppale ñu ci li nga xam mooy curage mooy aussi système de dépannage yi. lu soxal nag bassin ak station de pompage bi nekk ci zone de captage projet yu bëri ñu ngi fay amal ci jamono ji ngir rek ñu mën a dindi bépp ndox bi fa ne ñu ngi waajal itam ab benn étude ngir ñu gën a defaraat système bi yóbbu ndoxu taw yi. am nañ fi benn station de pompage boo xam ni. mu ngi def 6000 mètres cubes par heure mais renforcé nañ ko à la suite seulement débordement bi am yokk ci 2000 mètres cubes par heure su ngeen demee pratiquement am nañ en fait quasi totalité déchets yi au niveau du bassin. vraiment nañ benn étude pour ñu proposer ñu benn système donc de gestion des eaux pluviales pour l'ensemble de la zone de captage. ONAS mu ngi sàkku ci collectivités locales yi ngir rek ñu jàppale leen ci wàllum sensibilisation waaye tam ñu gunge leen ci gestion réseau d'assainissement yi bëgg-bëgg bi nag moo di fexe bara taxawal ab police d'assainissement waaye tam teg ay daan ñuy jëfee jëf ju ñaaw yi. jaajëf Mouhamadou Sy leneen cim ndox waaye du ndoxum taw lii moom ndoxum géej gi la demal ca kër bu yéen dëkk ba ni wooyee tëdd foofee jàppale ni kon fi ñu toll ni tëdduñu nelaw ba yandoor ndax géej gaa daal di saaraan wutali kër yam ñaar fukki njaboot fi ñu toll ni amuñu fu ñu tëdd seen kër ndox ma yàq na koy tam askan wa jàppale ndimbal lu mënta ñàkk lam ñu xuus ak gëstu bu xóot bu ni ànd ak Babacar Seck. njaaxare ak tiis la nemmeeku ci Yène Todd lu ëpp ñaar fukki kër géej gi yàq na leen bi mu yëngoo ñeenti fan a ngi nii jamono ji askan bi mu ngi toll ci defaraat ak yokku kaaraange ci tefes gi. li waral loolu mooy dafa fekk géej gi am ngelaw ba pare ginnax maanaam genre kayef quoi moom la def ba pare am ginnax
mu am doole lool barrage yi fi newoon dafa ñëw tëb ko raxas li fi nekkoon yëpp ba ci kër gi ci ginnaaw sax noonu la ko daanale parce que lu toll ay 20 kër et quelques la fi yàq mais lii parce que géjoon na fi en 2006 waaw fi mu toll nii parce que boo xoolee kër gi dafa jël digg kër yóbbu benn nekk yóbbu perron yóbbu douche. ñi ëpp ci ñi dëkk ci yenn todd ñu ngi njortu ne suufu géej bi ñuy tëbb ak tabaxu port bu Sendou lu soriwul dara bokk na ci li tax bu géej yëngoo rek ñu am ay jafe-jafe. mais li waral lii yàq bi li ko waral mooy de un mooy suuf si ñuy tubb fii nii suuf si ñuy tubb di ko tabax parce que suuf boo ko jëlee fii amoo leneen lu ko remplir géej bu ñëwee parce que da lay attaqué. deuxièmement bi mooy port gële xam ne carrément dañ koy sëkk mooy régionné fii di ko daggee Caaray Mbaaw Tëngéej jàpp Bargny ñëw moo waral carrément suñuy secteur bi ñuy sonn parce que côté boobu côté port bi bu ñu ko sëkkee day feeñ fii saa yoo gi nexee day feeñ fii mais gëjoon na yàq en 2006 ren nag dafa ñëw ak rek yàq diiraat ñaari fan. ministre de l'environnement bi mu demee nemmeeku ji askan wi xamle na ni dinañ defar lu ci mel ni ay barrage ngir wàññi yàqu-yàqu bi géej gi di def diggante Mbaaw ak yenn todd. Babacar Seck bu fekkente ni sikk amul ci ni géej gi mi ngi màbb di fekkee ay kër géej waaye moom askan waa dugg ca géej ga ba lab ca lu bon bon amagul nan fanweeri nit yu lab ak ñeent fukk ba juróom-ñett ñàkk seen bakkan askan wa ni kon ëngëmloo mënta ñàkk ba ci ay pexe yu tax ba ñu soppi doxin ci wàllu googeem waxtaan ak njagamaar ak waxambaane ba mooy tënd ko géej gi waaye itam fexe indi koppar guy tax ba secours war a mën a maanaam wàllu guddaal di war a mën a gaaw ndaje mu yaat lañ ci woote ngir waxtaane wàllu guddi mel kenn ci ñoom kàddoom ji yëpp ñu ngi ko duppee Cheikh Oumar Sim moom dafa yore kuréel guy waxtaane mbirum développement ak luy saytu mbirum koom ci biir Afrique la mu dénk bu dal njàcc. tey ñu ngi ñëw en tant que observatoire de suivi des indicateurs de développement économique ànd ak li nga xam ne tey mooy mairie Guédiawaye ñu ànd ceeg tamit suñu partenaire bu tudd IBP International Partnership Budget Partnership ci wàllum benn programme bu ñu woowee tàggat jigéen ñi ak ndaw ñi li nga xam ne moom moo concentré wu ci élus locaux yi ba ñu waxtaan ak mairie bi li ñu njëkk a indi li nga xam ne tey moo nekk d'actualité mu nekk en urgence mooy wàllum li nga xam ne mooy décès yi ñuy enregistré ci wàllu plage u Malibu plage u Guédiawaye en général li nga xam ne gis nañ ko ci juróomi at yi weesu am en moyenne nationale am nañu plus de 95 décès te la ci ëpp muy concentré wu fii ci Guédiawaye donc jaadu na ñëw tey ñu ñëw ànd ak autorités locales yi ànd ak force de défense de sécurité yi ànd ak sapeur pompier yi nga xam ne ñooy def prévention waxtaan ak autorités yi muy mairie pour xool yan saafara lañ ciy indi mais surtout aussi naka lay sensibiliser parents yi parce que nañuy fàttali souvent que plage de Guédiawaye dañ ko interdire mais malheureusement comme xale yi amuñu feneen fu ñuy dem yenn saay boo ñëwee fii à partir de 16h 17h plage bi day fees del sapeur pompier policiers yi dañuy obligé ñoo def prévention munoo tere xale yi dugg ci biir ndox bi donc loolu tamit waxtaan la boo xam ne tey jeunesse su Guédiawaye mu ngi fi mairie bi mu ngi fi ñun en tant que partenaire dinañ ci taxaw la ñu ci soxal tamit mooy ci wàllum budget naka la ñuy fexe ba renforcer li nga xam ne tey mooy direction yi koy toppatoo pour mën a am ay jumtuwaay yu mat ànd ceeg autorités yi. mu doon kàddu Cheikh Oumar Sy yore kuréel gi taxaw ngir saytu lépp luy développement ak nekkinu askan war a mën a ñoŋ ci mbirum koom ci Afrique xabaar yi wëy lii itam lu aja càmbar la ndax soble si fi mu toll daanaka sant na faal njëg gi yokk na teg koy bët jafe lool boo demee ci yenn gox yi ko tàmbalee Thiès jàpp Diourbel jëm Touba kilo soble dem bay jar ñeenti téeméer jàpp juróomi téeméer yi dërëm nekkul lu gën moo taxit bànqaas bi ñu dénk commerce intérieur waxtaane wàllu gurumel sëñ Oumar Diallo ñi mu àndal xool ni mbir yi fii la mu doon lu ko indi ak lu ko mën a saafara ndaje ma ci wate woon Ndeye Ami Fall fekkee na ko reportage. jëwriñ ji ñu dénk wàllum jënd ak jaay ci biir réew mi yebal na ay ndawam ci biir marché yi ngir ñu saytu bépp jaaykat bu ëppal ci njëgu soble si ca Touba jot nañu fa seetlu lu ni mel. pour benn fan wala ñaari fan boo xam ne ni gisuñu soble wala mu manqué ci biir benn marché mu jaral nit ñi ñuy jël loo xam ne ni waroon a jar 600 wala ñu koy jëndee 700 ñu koy jaayee ba 2000 francs 2500 parce que loolu ñàkk a yërëm askan bi loolu ci la bokk. ñun bi ñu jotee information bi immédiatement danoo jël suñu service yi ñu déplacé wu jël suñu chef de service régional bu commerce bu Diourbel mu ànd ak équipe am bi nekk Mbacké ak équipe am bu nekk Bambey
ñu dem wàcc ci marché Daaru Xuddoos bi ñu fa demee démb diggante midi ba 18h ñu ngi foofu biir Daaru Xuddoos di def liggéey bi ñoom constaté nañ ni que li ñu doon jaayee soble bi mu ngi doon diggante 1500 ba 1700 francs lañ doon jaayee soble bi saa yi ñu gisee koo xam ne yaa ngi jaayee ci prix boobu dañ la laaj sa facture te ñi ci ëpp kenn amu ci facture ñu jàpp leen nangu soble bi jaay ko sur place population yi jaayee leen ko 600 francs. mi ngi indi ay leeral tamit ci li waral ñàkkum soble bi. ci marché mondial bi surtout fi nga xam ne ni ñun foofu la ñuy dem jëndee soble bi mooy Hollande am nañ fa ay jafe-jafe yi ñetti mbir la benn mbir bi mooy que ni ren Europe ay dëkk yu sedd lañu mais ren dañoo am li ñuy wax vague de chaleur maanaam tey ren seen climat bi dafa tàng ba jéggi dayoo te tàngaay mënta ànd ak mbayum soble donc soble yi fa nekkoon noonu ñoom ñu ko doon bay rendement yi dafa wàññeeku parce que tàngaay bi fa amoon moo tax ni ko soble bi amul consistance boobu pour mën a jur li nga xam ne moom la ñu yaakaaroon en terme de rendement. Omar Diallo di ñu xamal ni soble bi ñu bayoon denc ko daanaka jeex na looloo waral ñu tàmbale jéggaane ji soble si. bi ñu ko defee jeudi passé ñu réuniru tase ci daje ñu daje le vendredi pour décider ni léegi gannaaw production locale bi jeex na ubbi nañu importation yi vendredi bi ñu jël quota yi commerçant importateurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ku ci nekk ñu attribuer la sa quota. soble bi génnaat na tey ku demoon Touba tey doo fa dégg prix wu soble 1000 francs di nga fa dégg leneen lu dul 1000 francs wala 1500 wala 2000. jëwriñ ji ñu dénk wàllum jënd ak jaay ci biir réew mi ngi dalal xelu client yi ngir xew-xew yu ñu dëgmal rawatina màggal gu mag yi ñu jëm mi ngi ñuy xamal itam ni 20 tonnes soble yemb na ngir askan wi. ñi sant Fall du gën ci ñoom soble say manki jaajëf soxna Ndeye Amy Fall doon topp wàllu guddi mel xabaar yi wéy yaa ngi ko tudd sànq mbirum màggalum Touba fi ñu toll ni weer moo des su diggante ak moom di bëccëg bi nga xam te ne bii ñëpp a ngi koy xaar màggalu Touba googu la tax na ba ñu war a tàmbali tam waajal li ànd ak moom bokk na ca julli géej gi ñu war ko waajal ndax ña nga ca fi ñu toll ni mu doon daanaka lu jege si lool ci yoonu septembre gi jàpp ñaar fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar incha allah waxtaan am na kilifa yi dénk administration ak it kilifa yi war a organiser wàllu gu ni mel commission d'organisation bi ñu waxtaanee ba noppi kàddu jot naa ji Mouhamed Lamine Diouf bokk na ci membre yi dénk organisation bi la mu dénk Cheikh Sall. xam nga ni liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mountakha daf ko jox soxna Soda Xuma teg ko ci loxoom ngir mu jiite liggéeyu julli géej gi mu woo tamit jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop nekkoon na ànd ak soxna si. taxawu ko jàppale ko ci bis bi ba mu amee ni ñu ko bëggee loolu moo waral nag boobaak léegi ñu bokk ci comité d'organisation bi mboolem rencontre préparatoire yi nga xamante ne def nañ ko ba ci ndaje yi ñu ànd ceeg ñoom ba ci ndaje mi tey di CRD bi ngir bëgg lépp loo xamante ni décision la boo xam ne jóge na fi ak matuwaay yoo xamante ni jël nañ ko nañ ko defee woon ci comité d'organisation ci waajtaay wi ñu wéyal ko ngir bis bi ni ko sëñ Saliou Mbacké waxee woon dafa noonu nañ ko di bisub Ndakaaru loolu nag day wane ne kon amul événement bu ko ëpp doole fii ci Ndakaaru boo xam ne yoonu murid yëpp ñoo ko séq loolu itam mu am leneen lu ci dolliku lu am solo mooy sëriñ bi dafa jox sëriñ Mbacké yu fay mi nga xam ne moo yor kàddum fii ci Ndakaaru doon représentant am mu ànd ak soxna Soda taxawu ko ci bis bi jàppale ko ci loolu nag ñu ko ci sant bu baax ndax keroog àjjuma def na woote bu am solo mboolem ñi nga xamante ne yor daayira yi ci quartier yi ak ci marché yi ak daayira soxna yi ak représentants yi ñoom ñëpp jot nañu ndigal ci sëñ Mbacké yu ngir fas yéene nekk ci wetu soxna Soda jàppale ko ba bis bi ni ko sëñ bi bëggee woon mu am ci loolu moo waral comité d'organisation bi teel a jël les devants tàmbali réunion yi bu yàgg tàmbali ndaje yi gis nga tey jii ba ci sax daayira yi ñi ngi def ay ndaje ci quartier yi fu mel ni Parcelles fu mel ni Massalikul Jinaan Médina Yaraax yaakaar naa semaine bii lañ ko war a def di wane ne daayira Dakar yi approprié wu nañu bis bi xam nañ ni seen bis la jàpp nañ ko fas nañu yéene it buñ ko fànnoon yi dina tax incha allah buñ jógee ak jàmm ci màggal gi rek day fekk waajoon nañu nga xamante ne day ñëw rek sof ko ci xam ne lu ci ne ndigal sëñ bi la te murid moom ndigal rek la am. muy wàccaay jullit géej gi fii ci Ndakaaru dañ toppaat wàllu gu ni mel ci nu mu gën a yaatoo
ba tey ci géej gi yegg nañ ci reportage bu bis bi di ci ànd ak soxna Ami Diouf ma nga ñuy càmbaral tefes gim bu ñuy dee feexlu ñee moom ña ngay rëbb li naan ñuy gàmmoog ñuy xaas dem bokkuñu ñi moom ña nga ca wutum mboosóor ak la ca aju ay gànc itam nekk ci mbedd mi moo xam gànc yu nga xam ñi nga ca leneen nekk lu gën moo taxit lu aajee waxtaane la waaye nag nekkati yoo li plage yi jaxasoo lépp ku ne ak la ngay rëbb ña ko war a saytu mooy gérant yi ñoom nag ndax am jumtukaay du goy jumtukaay yu doy ak fu mu toll ma Fall Ami Diouf reportage. Anse Bernard góor jigéen mag ak ndaw ku nekk di profité wu ci plage bi lee ñenn ñi buñ fi ñëwee ngir jël air ñeneen ñi moom li leen indi mooy def naka su dul noonu file nag ku nekk di fi joxante rendez-vous di def yenn ñaawtef yoo xam ne rafetul ci déggin wala sax ci gis. moyen yemul parce que bu fekkee da nga bëgg a dem nekk luxe dem hôtel wala feneen ak feneen c'est cher kantaan nag nga ñëw fii nii mën nga ñëw tranquille na olof naan ku xeewul sa noos daal kenn daaxaloo noos tey dama ñëw pour soulager ànd ak samay rak ñu ngi ne toog. ci plage bi lee ñu fekk fi nit bu ñu ràññee lool ñenn ñi sax di ko woowee risqué moom mi lee bëggul xar kanamam feeñ mi ngi joxoñ baaraamu tuumaal ñenn ci plagiste yi ginnaaw ba mu jàppee ne ay complice lañu. ñun fii amuñu góor jigéen amuñu giwin amuñu caga ñun de ñun borom place yi ñun ñoo lay dalal booy ñëw ñoo lay accueillir suñu xoolee di genre góor jigéen nga dañ lay génnee suñu géej bu nekkee caga nag ñun mënuñu si dara boo fi ñëwee ñun dañ lay jox place rek. ñooy doon complice yenn plage yi parce que yow mii di accueillir client bi boo xoolee xam ni kii nii guine la wala góor jigéen la mais waroo ko nangu mu wàcc ci plage bi. ngir mu dëggal position wam tax rek muy joxe anecdote boo xam ne jot na ko fi dund ak benn borom ñaari tur yi. dafa daj ak booy bi ci kaw mais ñu gis leen ñu jël yoonu xeer yi quoi. ñu may ko benn 10 minutes 15 minutes ñun ñu dox nànk pour xool quoi. bañ demee mais dañ ko fekk muy def naka sudul noonu mais jour boobu coûté na ko cher. yile bërëb doon foo xam ne dañ fiy gis xeetu ñaawteef yu nekk rawatina nag bu vacances yi jotee. soxna Ami Diouf jaajëf leneen ci xibaar mi ngi soxla mbirum tàggat yaram jàppale ni kon coupe du monde 2022 la ci des matul téeméeri fan fi ñu toll tembe waaye am na lu feeñ communiqué boobu ngeen di gis groupe E-Media Invest moo ko daal di becci groupe baa ngi xam le ni depuis daanaka ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril atum 2022 bi daal di woon nay teg ci taabal ji bataaxal bu koy boole ak ñiy jaay lépp lu soxal mbirum droit ci wàllum retransmission maanaam mooy teg li nga xam moo di jogante coupe du monde boobu ba fii kon moom groupe bi di E-Media Invest jàpp na ni kon lu wér ci wóor fa mu téye am na ko ca itam moo ko war a doxal mi ngi nag wax ni bépp partenaire am na sa xel dal ci ni moom li mu moom dana ko téyel boppam ci lépp lu ko yoon may ba kenn du ko jalgati ci lenn ngir kon moom mu jël li mu moom ca mooy may Sénégalais yi li nga xam mooy kon seetaan jongante mondial 2022 dañ toppaat wàllu guddi mel bataaxal baa ngi noonu groupe bi daal di koy xëy becci leen ci xibaar mi ngi soxal ba tamit sport jàppale nit nga xam si moo di international sénégalais bi daam ndoy ci wàllum basket dañ ko daal di takkal raay wam solo ca équipe ba mu nekk ca Copenhague ca fe nga xam ne réewum Danemark moom nag mu doon lu am solo guleet ab doomu Afrique di am boobu lépp raayam ñëw na ci Sénégal ci aéroport Blaise Diagne ba mu wàcc mbooloo mu sakkan ñoo ko teextu ñëwaat ca na mu demee lépp ak Muntaga Kane. Dame Ndoye mu ngi agsi ci aéroport bi ci alxames bi la ci booru minuit mu fekk nag fii mbooloo mu takku teeru ko teraanga bu rëy ci xumbutey bu rëy moom star bi te wane na mbégteem ci ni ñu ko teeroo ak ci ndam mi mu am. C'est toujours un plaisir de représenter le pays d'abord. Ça fait du bien d'être honoré aussi, de partager les sentiments et partager ce bonheur avec le peuple sénégalais. waaye ne lu mu bég-bég li mu yëkkati raaya Sénégal ba ci àdduna bi yëpp moo ko gën a bégloo. waa ndam li dama jàpp ni ndamu Sénégal gi yëpp la nekk doomu Thiès di représenter Sénégal loolu ndam lu rëy la man li ma gën a neex mooy fu muy yóbbu couleur Sénégal fu muy yóbbu drapeau Sénégal loolu moo ma gën a neex si monde bi yëpp. li aju nag ci wàllu li mu nam ma def ci ay projet nee na foog mu jàppale tout temps yi bëgg football ngir ñu mën caa réussir waaye jamono yi nekk ni ci noppalu la ne.
bokk na ci li ma neex nag lii nga xamante ni moom laa ñëw bokk ndam li nga xamante ni maa ngi ko bokk ak askan wi ci wàllu lii ma war a def xamaguma ko ci dallu laa nekk dinaa xool ci kanam nan laay dimbalee tout tànk yi ci wàllu football ñu ni daal ñibbisi na maa ngi xool lu may def. jaajëf muy kon gëstu bu xóot bopp Mountaga Kane sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci TV lii mu tëj xabaaru marax yi 19h45 xabaar ci français ak Aïssata Ndiaye Fall lay doon lu ko mooy ngeen wéy ànd ak bloc d'information bi li nga xam mooy kon total ak seen invité ba ci kanam jaa ngeen jëf.